asalaamaaleykum mbokk Sénégal ñu ngi leen nuyu di leen ziar yéen ñëpp kenn ku si ne si turam ak santam suñu mbokk internet yi surtout ñu ngi fii tey ak waa Sénégal Streaming TV ci turu Sen STV fii ci Kër Massar tey nag ñu ngi am benn émission bu doy waar xew-xew maa ngi ak sama droite Pape Fall mi ngi jiite mouvement réseau des jeunes de Kër Massar Pape Fall maa lay nuyu. waaw salaamaaleykum maa ngi lay fay baax a baax di rafetlu jotaay bi surtout. parce que lii naan bu ñu waxtaanee lu bari nga mën a tënk ci lépp loo xam ne duñ ko bokk. lii naan lépp dañ ñëpp bokk lu ñu ko waxtaanee muy jiitu kon maa ngi rafetlu seen site bi gis na li muy liggéey boobu la ñu koy bàyyi xel te site bi jar a bàyyi xel la. te gëm naa ne jeunesse bi fi dëkk ñu ngi ciy bàyyi xel. di nuyu ñëpp di nuyu waa Kër Massar yëpp di sant ñëpp macha allah. merci beaucoup Pape Fall maa ngi ak sama gauche Sidi Gaye porte-parole mouvement Yeumbeul Va Mar. soxna ngeen de ñu ngi lay ziare sama naataango Pape Fall. di ziare aussi waa Sen Streaming TV. di jaajëfal aussi équipe scientifique bi yëpp. équipe technique yëpp di leen jaajëfal donc maa ngi tudd Sidi Gaye porte-parole du mouvement Yeumbeul Va Mar donc rafetlu bokk ak Pape Fall plateau bi gis nga xam te ne ñoo waxtaan si xeexaw si wàllu inondation yi merci. bon chaîne bi nag ku ko bëgg a abonné ñi leen naan yéen ñëpp ngeen abonné bu ngeen demee ci YouTube bi bu ngeen tàppee Sénégal Streaming TV di ngeen am li ngeen bëgg toutes les informations passent là-bas lépp lu ngeen bëgg ci inondation yi ci xew-xew jamono ak ci lépp li nga xam ne dafa nekk métti askan wi bu ngeen demee foofu di ngeen ko am incha allah ñi leen naan na ngeen di abonné tey bës cloche bi incha allah Pape Fall ma njëkk ci yow tey seen yéen a ngi da ngeen a taxawal benn mouvement boo xam ne yéen a ngi jàppale jeune Kër Massar yi ma lay laaj seen mouvement bi lan mooy objectif bi. waaw di la sant di la gërëm baax ci question boobu parce que day am solo ay nit bi yëngu ci dara bu ñu xam bii bi la. projet de la jeunesse ay ndaw yu toogoon tënk ko la waxtaanee ko def AG def li ñu war a def lépp ba mën a matal lépp dossier entièrement. mouvement nag développement localité moo ko tax a jóg du kii du kee du keneen lu développé suñu Kër Massar. ak lu ko ñoxal lu ko yëkkati. ba ñëpp mën ko dégg bu subaa loolu moo tax a jóg mouvement bi. pareil pour yow tamit Sidi Gaye. waaw comme ni sa waay wax rek parce que mouvement moom. boo ko taxawalee dafa am lu si lépp mooy objectif. parce que mouvement bu nekk am na objectif de départ am na objectif secondaire am na objectif principal. donc ñun suñu mouvement Yeumbeul Va Mar à travers le coordonnateur Yassal. man je suis le porte-parole ñun lan moo ñu tax a jóg mooy xeex bépp injustice ak mal gouvernance bi nga xamante ne moo nekk au niveau de la commune de Yeumbeul Nord Yeumbeul Sud. mais aussi en tant que jeune indi suñu contribution par rapport au développement de la commune. donc gis nañu ni Yeumbeul commune bi nga xamante ne buñ ignoré la au niveau de la région de Dakar buñ marginalisé la raison pour laquelle ñun en tant que jeune on taxaw temm pour xeexal ko ba pare en même temps aussi hausser le niveau de développement de la commune. donc loolu mooy suñu objectif pour l'instant par rapport au mouvement. am na solo loolu mooy seen objectif am na solo donc Kër Massar ñun ñoo ko moom te ñoo ko mën a doxal. Yeumbeul tam pareil parce que ñu gox moom boo ci dëkkee da ngay xool li koy avancer loo nga koy def beneen question bi may ñëw est-ce que am na benn politicien bu nekk seen gannaaw di leen jàppale. ci mouvement bi ñu taxawal. ñu waa Kër Massar réseau de la jeunesse. Moustapha Mbengue maire. dañ ci mos a toog waxtaan ci ak moom. peut-être lépp lu xew ci Kër Massar. gis nañ geste mouvement bi ba coronavirus bi ñëwee mouvement bi day jóg defal max yu doy. dem fekk bureau jëbbal ko parce que loolu mooy acte citoyen. lépp lu mouvement bi war ci commune bi ci lay dox ci lay xeex te ñëw ci. au rythme bi ñu jël la te bëgguma chaque jour li ñuy wax mbooloo mooy doole. donte ñoo ko péncu ñun ñëpp taxawal ko jël dynamique boobu. lépp lu xeexoo Kër Massar ñu war ci mën a teew ci département. d'accord Sidi. waaw ñun moom Yeumbeul Va Mar boo ko déggee sax amaana ñi diriger sax dañuy daw parce que dañ ne ñii kat opposition lañu wala dañuy contrer ñun suñu mouvement bi c'est un mouvement citoyen amul benn politicien buy taxaw ne ñii maa leen di yor wala maa leen di financer non non ñun nous avons des projets pour le développement de la commune ñu ngi siy waxtaan nag autorités yi nga xamante ne ñoom pare nañu pour jàppale Yeumbeul développer. mais boo xoolee dafa am benn mascarade politique bu nekk au niveau de la commune de Yeumbeul moo tax yow boo créé benn mouvement citoyen. ñi lay dar day bëri ñi lay bëgg a jàppale day bëri mais amaana am na looy def rek yow sa position bi nga bëgg a taxawee te doo ko mën taxawee ñun dañoo taxawee yor baatu askan bi baatu Yeumbeul
problème bu am au niveau de la commune de Yeumbeul da ngay gis ñu taxaw si ki dénoncer si bu ñu waree cibler les autorités mais aussi am na suñu part de contribution pour wane ne autorités yi ñun xaaruñu leen rek boo leen deful ñun des jeunes conscients des enjeux ñu ngi fi pour def. maintenant concernant ay tax wéeru si benn politicien wala benn leader. ñun nekkuñu si dynamique boobu parce que vu la situation de la commune de Yeumbeul tey man Sidy wala le mouvement Yeumbeul va mal bu engagé wu si benn politicien wala si benn parti politique là objectif bi ñu waxoon de départ dañ koy faussé parce que objectif de départ mooy lan xeexal askanu Yeumbeul changer askanu Yeumbeul sans ñu bokk si benn politicien sans ñu bokk si benn parti politique. d'accord xool ñun jeunes yi ñu ko concentré. d'accord xew-xew la ñu wax lépp luy xew fii lay xewee fii ci kër gi. bon troisième question lan ngeen xalaat ci inondation bi ci commune yi. inondation bi li ñu ci xalaat wala la ci président di def. parce que tey boo xoolee inondation tey lépp lu ñu mën a wax Kër Massar la ñuy wax. parce que tey Kër Massar mooy gëb la ga Kër Massar daal wax dëgg yàlla li leen dal métti na torop. parce que loolu boo gisee. bu leen di cité lañu wax. ne assainissement lépp lay àndal. kon nguur gi dafa ñu fekk fii. problème bi. parce que problème bi du président Macky Sall moo fi nii. ñeneen doxaloon ni leen fii problème bi yëpp ci ñoom la démarré. état nag continuité lañ wax. continuité boobu ba tey ñoom ñi ngi ci. mais boo gisee la war. nga tax lii am kay cause bu dëgg. foofu day place ndox. ok place ndox bu fa nit dëkkee. allah kulli ndox du bàyyi yoonam day jëlaat di moom. canalisation bi président joxe donc mu mën a dimbale doomu aadama mais affaire ndox bi du maire du kenn ku ci mën tous mënuñu ci dara président doo nga am solution projet bi mu wax nii ci Kër Massar mu maintenir ko ba mu daj waxuñu mu def fii bàyyi fee ba mu daj. fii mooy fii ngeen dëkk ni unité 10 boo xoolee dugg na ay secteur mais am na mbedd yi des egsiwul. boo jégee jéggi tali ne am na secteur yu des kon ñun suñu objectif li président Macky Sall teg dañu bëgg a suivre ak maire bi fi nekk honorable Djibril Moustapha Mbengue mu suivre ko fépp fu Papa Sow dugg fa koñ bi amul lampe yi tàkk comme ñëpp te nit ñi mun ñëw dëkk ci lëndëm koñ yi boo fa jaaree guddi da ngay rus lu ko dalee fii ba ko montagne parce que lampe dara amul leen loo xam tànn nañ ko fa. ok te loolu doxalu réew mi. Sidy yow mi dëkk yëmbal daan na am ndox mais tey buñ daan wax yëmbal da nga daan jaar station yëmbal sax doo mën a jaar ndax ndox tey loolu yëpp ñëw ci xëpp ci Kër Massar tey lépp lu ñu mën a wax fii ci Sénégal te tudduñu Kër Massar rek waxuñu lu kii. waaw inondation yi moom nekk na li nga xamante ne lu metti la si Kër Massar. mais aussi bu ñu jàpp ni inondation yi Kër Massar kese la. demal ginnaaw raay demal Yeumbeul Nord demal Yeumbeul Sud. donc am na fi nga xamante ne peut-être tey ni Kër Massar am. c'est pas parce que Kër Massar am na ay sinistrés metti na si ñoom. mais aussi il faut nga xool degré de responsabilité bi mouvement yi nekk Kër Massar nekk. da ngay xool aussi engagement bi politique yi fi nekk. moo tax tey mu am benn média benn propagande politique. moo tax ñu wax Kër Massar mais est-ce que yeneen communes am nañ loolu. Kër Massar am ngeen maire député. Kër Massar am na ay mouvement yu bëri de jeunes yi fi nekk. incité na opinion bi ñu jàpp ne Kër Massar sax moo tax moom rek moo am inondation mais dama yeneen communes yi demal dans le milieu rural ñun assainissement problème mu inondation bu mu ñëwee man en personne en tant que au-delà du mouvement man damay yëngu si wàllu sociologie. dama si defoon benn réflexion wax ni depuis des années. politique assainissement yi nga xam ne état moo ko mettre en place dañoo révéler inefficace pour combattre inondation yi parce que mënoo teg plan décennal de lutte contre les inondations pour 10 ans amaguñ sax 10 ans yi ay jafe-jafe am si askan bi kon jàppal ni la suivi canalisation yi am na problème est-ce que assainissement bu adéquat Kër Massar am na ko Yeumbeul am na ko banlieue en général am na ko donc inondation taw mbirum yàlla la mais tey dañoo gis ni carrément que am na fi nga xamante ne état bi lajj na fa parce que assainissement c'est pas une domaine de collectivité territoriale. mais canalisation yooyu tamit est-ce que tamit population bi la part de responsabilité amuñu ko ci parce que da ngay gis tey ku naan ndox sànni ko ci mbedd bi nga jënd bouteille naan sànni ko ci mbedd mi loolu yëpp après dafay fatt aiguille. effectivement maintenant la suivi des canalisations loolu nekkul population bi ñoo koy def. loolu mairie ñoo war a assurer la gestion. def des politiques de sensibilisation yi nga xam ne dina permettre que population bi fi nekk tey ñoom duñu am droit di këpp ay mbalit wala këpp ay ndox mais boo xoolee si assainissement bi si canalisation yi état am na commune yu bëri yoo xam ne à travers le projet jaar na fa am na boo demee Yeumbeul Bayal vivre avec l'eau jaar na fa régler problème inondation foofu noonu amatul inondation mais am na côté yoo xam ne boo ko demee inondation moo fa am ba léegi parce que politique d'assainissement bi ñu def baaxul de un de deux la suivi des canalisations baaxul ñu ko amul benn suivi te loolu élus locaux yi les mairies ont le rôle de gérer la gestion des canalisations
la gestion des canaux d'évacuation des eaux. D'accord. gis nañu loolu aussi révélé na inefficace par rapport à la gestion de l'inondation. d'accord seen mouvement yi lan lañ apporteel ñi nga xam ne ñoo nekk ci mbënd mi. parce que dañoo ni mouvement bu taxawee am sotti bi nga tax a jóg mën na ni boobu ba léegi équipe bàyyi ci liggéey ku ñëw fi ñu dëkk jéggi tali fi ñu dëkkoon fukki daanaka xaaj bi du fi gën a néewoon ci ay taataat yooyu ñu dem machine pompe ñoo xam fi ñu koy wutee suñuy dajale suñuy mbiru bopp du kenn koo xam ni jàppale nañu pour nga activité ñu koy def amul parce que man du ma wax nit deful yàlla doon ngaa ragal soulagement demande parce que ñoo def suñuy at yi bopp di jënti ba am machine pompe ñëw pompe ndox mi bañ dee ba pompe ndox ba ndox mi commencé des mu amaat yàlla tawaat ndox mi ñëw tegawaat fa moo woo amaat kan service technique mu envoyé benn oto bi ñëw manque fa benn yoon kon nit bu defee dara su ma toogee dama koy wax te ma wax ni lu mu deful d'accord loolu laa jot a gis loo xam ni mairie ba appuyé nañu ci mais amul leen loo xam appuyé nañu ci loola ok Sidi. waaw ñun au niveau de la commune de Yeumbeul bi nga xamante ne fa laa dëkk bi mu njëkkee taw. donc gis nañ station Yeumbeul lu meloon fees dell. à travers 2 voies yi nga xamante ne eggagul Yeumbeul ba léegi. mi ngi stagné si Malika jusqu'à Yeumbeul. moo tax foofu benn pax la def bu tawee day fees dell ñun bi mu njëkkee taw si lañ convoqué la presse ñun en tant que mouvement d'abord citoyen. suñu rôle c'est pas du tic au tac ñu ñëw rek di def. dañoo ni ñi nga xamante ne ñoom ñooy responsable. on a fait une conférence de presse alerté l'opinion publique alerter les autorités le maire le sous-préfet ne leen carrément que fii place ndox la. kon ñoo am na quartier yoo xam ne place ndox la. nañ jéem a def des politiques yi nga xam ne nañ ko mën a dinañ mën a gérer assainissement foofu noonu ba bu tawee maanaam avant muy taw yi métti alerté nañ. mais à notre grande surprise ils n'ont rien fait par rapport à la gestion des inondations moo tax bi taw bi le 5 bi mu tawee taw bi fort. ñun bettuñu moo tax bi yenn kër yi feesee yenn quartiers yi feesee ñun loolu bettuñu. il a fallu maintenant suñu équipe bi yor wàllu santé environnement descendre dans les quartiers d'abord def le premier pas nemmeeku askan bi nga xamante ne ñu ngi si biir ndox yi soulager leen de façon psychologique toog ak ñoom waxtaan ak ñoom xam seen problème xam seen doléance maintenant bi ñu defee loolu pare ñun en tant que mouvement citoyen nous n'avons pas des moyens mais ñun on a lancé une campagne pour les bonnes volontés que ce soit ni maire sous-préfet politicien bu nekk nga xamante ne gis na quartier yi ñu ngi dund si lu métti si inondation bi si mbënd bi ñu ñëw secourir leen. pour Yeumbeul Nord Yeumbeul Sud mais gis nañ après y a des avancées au niveau de Yeumbeul Sud am na kër yoo xamante ne am na ay borom dara yoo xam ne jënd nañ ay pompes. di yóbbu ko si kër yi. ñun bokkoon nañ si ñi nga xamante ne ñu leen doon manqué ndox bi. boo demee au niveau de Yeumbeul Nord am na quartier yoo xamante ne le maire a fait des efforts mais du quartier parce que boo xoolee Yeumbeul fait 88 quartiers donc boo jëlee ñaari quartier rek. pompe fa bàyyi leen quartier yi yaa ngi def inégalité sociale donc loolu la ñu xamante ne moo xaw a ñaaw mais le reste ñu ngi def ay effort pour jéem a génnee nit ñi si mën nañu. d'accord est-ce que monsieur le maire Kër Massar maire Yeumbeul est-ce que monsieur le maire mi ngi leen di jàppale ci combat bi ngeen mëne. monsieur le maire de amul benn combat boo xam ni réseau de la jeunesse bi teguñ na ko mu jàppale wu ci réseau na tollagul ci programme. ok parce que tollagul foo xam ne dañu def ay programme. réseau bi mu juddoo yàggul. boobu la ñu nekk di ci liggéey. donte dem nañ ba présenté ko bureau ba. boobu léegi ñu ngi ne dans terrain di liggéey li ñuy liggéey. di xaar di xam yi def lan la. te loolu dafa ne war a gaal at yëngu benn lam bi yëngu fukki lam gën a wóor. kon ñun dawaluñu kenn ci loo xam ne dañ ci liggéey ngir développer Kër Massar lu koy doxal jëmale ci kanam moo ñu ñor. mais du pas mbirum farafar man faraluma kenn lépp luy doxal Kër Massar ñu xam ne bu ñu ko tegee ci norme dina dox zone yi gis seen bopp. ñi nga xam dañoo zone fruitière yu bari yëpp gis seen bopp. bu mel ni suñu zone dama féetoon Malika. maire ñëw ni maa moom sama mbéy. xeex maa ko fa njëkk a dugal tàntal ko fa. ñoo defa meeting wan ken moom la mu jël ba fa waa Malika yi day def programme man maa ko tas maa ko woo président bi fa nekkoon waxaat moom woo gars yi ñëw tas ko nu ku ne yem traitoire am acte 3 bi moo réglé suñu problème ñun ñëpp. kon bu la yónnee acte 3 bi yëpp fii nga yem ku ne dem jëli lu moom. fii taatee jaxaay la bokkoon fii taatee Kër Massar. parce que unité 1 ba unité 23 jaxaay la bokkoon. mais la ma war a teg mu ñaar Kër Massar acte 3 moo arrangé lépp. mais fi nekkoon dañ doon daw affaire de jëlee li nga motli ko kii jëlee li motli ko loolu moo gën a sonal commune bi gën ko délégué naa mooy mairie fi njëkk a jaar. ñi fi njëkk a jaar bu ñu dafa seen at liggéey li war. kon li ñuy dund tey Kër Massar duñ ko dund. liggéey état quantité la mais bu nga falee ngay jëndi suuf di jaay teen def la neex. liggéeyoo ba élection jotee askan bi defuñu ay nit la ñuy dugg ci bureau vote gis nga politicien mooy tuuma ki lay dar naan la yow a yaay gaynde yaay garmi
yaay sotti nangam moytuma ko gis nga ki lay wax dëgg. mooy son bopp moo la mën a dimbali. nit lu métti métti di wax li nekk. pas affaire yaa ma neex affaire yoo laa faral affaire yu nangam man xaw ma boobu politique ma mës a xam mooy lii nit ñi soxla boo ko defee ma wax ko boo ko defut du ma ko wax. d'accord Sidi. waaw je suis entièrement d'accord avec li Pape wax parce que tey jii nii élus locaux yi nga xam ne population yi moo leen fal. ñoom dañ fi war a nekkal askan wi parce que askan yi moo leen fal. donc inondation boo gis mairie bëri na du suñu compétence loolu xale yi sax xam nañ ko xam nañ ni assainissement inondation nekkul domaine de compétence des élus locaux. mais am na li part bi ñu si war a def parce que tey boo xoolee coronavirus moo fi nekk ak inondation yi kon seen budget yi ñu leen voté budget annuel yi ça na amul benn programme bu ñu def wala benn activité bu ñu def kon dama jàpp ni li ne seen budget war nañu gestu askan wi jàppale leen mais waxuñu jàppale pour lan parce que nit ñaa ngi si biir ndox yi ay solution urgente lañ bëgg. donc soxlawuñu leneen soxlawuñu ay départementalisation soxlawuñu ak yeneen lu ñu soxla. ñu génne leen si ndox yi ñu soxla ñu jàppale leen si le volet social lu ñu soxla ñu jàppale leen si volet économique mais boo xoolee maire yi à travers tournée yi le président di def di ànd ak moom di tàcc di def ay mascarade politique alors que fu ñu toll nii du affaire politique affaire sociale la jàppale ak ñi nga xam ne ñoo ne si mbënd bi. au niveau de la commune de Yeumbeul suñu maire moom mi ngi liggéey mais liggéey maanaam lu muy def moom na ko def 10. parce que boo xoolee Yeumbeul nekk na commune bu mag à travers l'acte 3 de la décentralisation nous avons un budget de 1 milliard. tey si budget 1 milliard boobu rien n'a été fait sur les inondations à part benn pompe ñaari pompe yi nga xam ne dañ ko jënd teg ko def ko si yenn quartiers yi nga xam ne c'est pour des fins politiques parce que quartiers yooyu am nañ fa électorat politique mais dama yeneen quartiers yi nga xam ne sont les quartiers les plus inondés. foofu y a rien jusqu'à présent ndox maa nga fa tegu maanaam dafa am quartiers yoo xam ne ñoom lañ privilégié au détriment des autres te loolu du rôle maire yow boo demee bay jàppale askan bi da nga war a jàppale ñëpp mais waroo jàppale ñii bàyyi ñii. c'est le même aussi pour Yeumbeul Sud aussi parce que da ngay gis ni taxawaay dëgg bi mairie war a taxawee. taxawuñ ko. si inondation bi gis nañu kat dañuy bëgg def politique dem si nit ñi jox leen benn saako ceeb photo wu alors que du loolu alors que avant inondation yi xam nañ bu baax yan ñooy les zones basses xam nañ bu baax fan moo am canal d'évacuation des eaux pluviales. xam nañ bu baax fan moo am si loolu laa doon ñëw sax parce que dem joxe benn saako ceeb. wala nga jox ko benn bidon diwlin loolu ci ku nekk ci ndox. maa ngi ñëw ci question boobu léegi ci ku nekk ci ndox ndax est-ce que jaadu na lan ngeen xalaat ci ñi nga xam ne ñooy victimes yi. waaw victimes yi luñ ci xalaat. mooy lu président Macky Sall def keroog rek parce que ba ñu koy fal yaakaar moo tax ñu fal ko. ñun Sénégal ñoo ko fal te fal bi ñu ko allure bi ñu ko teg nii mosuñu ko teg président. loolu sant la parce que ñun ñoo ko fal ñun ñëpp. parce que ku dem bureau de vote voté ku ne yaay tànn keneen yaa nga voté ko ba ñu ko voté lu taxaw ñu jiite ko tant kilifa. mi ngi koy taxawee mooy sa askan say doom am problème nga ñëw taxawu leen. kër bu nekk soxla na ko kër bu am problème ku ñëw ba borom kër ga. mu ñëw xool kër yàlla def na nag Sénégal moom lañ teg muy borom kër gi. ni ko yow lañ teg doon dem mandat la bu jeexee jeex na keneen ku mën a gay ñu xam ne kii la man du ma critique nguur cër dama koy jox nit. bu ko yàlla joxe dama koy nangu xam ne lu lépp lu yàlla joxe te yàgg-yàgg day jeex. keneen ku muti ñu xam ne moom je suis apéris 100%. APR 100%. ok amul lu mu ciy sikk saaka. kon président ba ñu fi ñëwee ñun Kër Massar benn nit mënu ko yor. 147 quartiers. maire attanu ko ku dul maire ñiy wut ñëpp attanuñ ko amul kenn ku mën a dox Kër Massar 148 quartiers. ok départemental bi donc mooy arranger problème Kër Massar def koy pàcc fu ne ami commune maire bu nekk la nga war a def nga def ko mais Kër Massar bu demee bay wéeru ci Pikine ci maire de la ville mu koy compal di ko jox di mu koy compal baralu ko dara ba ci dund gi noonu la demee. dund gi ñu joxe nii ci commune yi. Kër Massar quartier bu nekk 65 personnes ñooy am ngay dugg ci quartier fekk foofu 1000 personnes ñu la yow sa quartier tànn 65 léegi yow sa quartier amoo problème sa quartier. am nga problème bu rëy. waaw te 65 dana sant. kon tànn mu maire fii yu bari am na ci dund gi passé parce que man dama ciy jot ku nekk ñëw ci man El man la amoon ne liggéeyu ma yooyu dama wax seen quartier. ok seen quartier ku mu tànn baax na kon yu mel noonu bu ñu ko bëggee tollulee Pikine du ko séddi comme ñu séddi yeneen commune mënul nekk. kon ñu département boobu dañ gën a soxla ñu domine Kër Massar. mais du département rek nga bàyyi ñu dem dagg ko yomb na mën na ko dagg ñu dem leen tax ñu demal suñu bopp surtout yi nga xam ne département war na ko mën a àndal. nu ko président pare def ko na mu waree. mu tracé ko na mu waree. yeneen communes yi ndaw si boobaa yu mujjee jug mën a dund. mais tey fii tey bu ñu ko daggee département bàyyi nii maire de la ville bi doo ngay dund yeneen communes yëpp ay dee. parce que amul benn récit boo xam ne mën nañu ko for bu mën a fay seen employé. d'accord kon départemental njëriñu Kër Massar la. te geste boobu ñu koy sant président di ko ci gërëm. di ko ci woo it 100% pour mu yeggale loolu mu mat ñun ñi ñëpp suñu zone yi am problème yëpp loolu la. xale bu dajul suuf
d'accord bu leen fàtte nag di abonné ci suñu chaîne YouTube bi suñu chaîne la seen yëf la Sénégal Streaming TV bu ngeen demee ci YouTube bi bu ngeen ko tàppee rek di ngeen ko gis ngeen abonné nag bu leen fàtte cloche bi Sidi nga yaakaar ni comme li ma la doon wax sànq saaku ceeb rek jëriñ na nit ki wala ñu jox la dóolin rek ne la pour nga dundee te yow yaa ngi ci biir ndox ñu war laa mën a wala ñu yëkkati 100 000 francs ne dañ la koy jox wala 200 000 ñii am ñii amuñu ci ki nga xam ne dafa nekk ci ndox est-ce que loolu jaadu na ci gis-gis wala. merci Ndeye Thiam ci question boobu noonu vraiment question bu intéressante la parce que dañoo toll Sénégal ñëpp xam ne ni parmi les 23 pays les plus pauvres la bokk. mais dañuy juste rappeler leen coronavirus bi am na ñu ñëw jox nit ñi ay ceeb mu nekkoon lu ñu rafetlu tey mën bi ñëw na aussi ñu génnewaat ay ceeb c'est que Sénégalais yi xiifuñu. Sénégalais yi xiifuñu maruñu Sénégalais yi lañ bëgg ñu génne leen si ndox mi. Sénégalais yi lañ bëgg ñu taxaw leen am fu ñu dëkk Sénégalais yi lañ bëgg ñu am canal d'évacuation des eaux pluviales Sénégal ñu bëgg assainissement bu baax mais Sénégalais yi soxlawuñu saaku ceeb wala benn diwlin nga lekk ko 10 jours mu jeex. leneen li mooy dañuy rafetlu Macky Sall bu ñu ñëwee au niveau de Kër Massar. mais nous avons le regret bu mu annoncé départementalisation de Kër Massar ñëpp yuuxu mais après ñu wax plan Orsec canalisation mais est-ce que jusqu'à présent ñu wax yooyu démarré na est-ce que ñu nekkoon si ndox mi Kër Massar ndox mu vert moom ba léegi ñu ngi fa. est-ce que am na benn suivi par rapport à ça ñu wax Kër Massar département te Kër Massar bu nekkee département Yëmbal Nord Yëmbal Sud dañuy ñëw rejoindre Kër Massar. mais ñu rappelé leen Yëmbal moo mag Kër Massar Yëmbal moo mag Malika. donc Yëmbal am na plus de 105 ans Kër Massar amagul 100 ans. donc tey bu ñu defee Kër Massar département alors que tey Yëmbal commune lay nekk si département te Yëmbal moo njëkk Kër Massar Malika moo njëkk Kër Massar te ñoo gën a reculer Kër Massar donc man dama jàpp ni question départementalisation Kër Massar bu ko doon revendiquer depuis 10 ans joxuñu ko si inondation yi pour jéem a calmer bluffer population yi mu ñëw ne on va faire Kër Massar de la départementalisation c'est intéressant c'est bien mais dama jàpp ni loolu du priorité. mais est-ce que loolu tey du indi benn ñagas si diggante Yëmbal ak Kër Massar. effectivement parce que ñun daaw def nañ benn conférence de presse ak le chef de village de Yëmbal xam nañ ni Yëmbal Malika village traditionnel la. on a fait une conférence de presse bi ñu waxee dañuy jël Yëmbal Sud aligné ko si département de Pikine. bi ñu waxee dañuy def des pôles waxuñu woon sax dañoo noonu des pôles on va faire la zone des Niayes. une pôle Thiaroye Diamaguène yooyu Pikine ñu nekk benn pôle. si loolu lañ lay waxoon lañ doon wax daaw ñu taxaw ne temb ñu duñ ko nangu parce que Yëmbal mënul mag zone yooyu communes yooyu yëpp. ba pare ñu naan lañ koy def pôle donc lu ñu nangu woon mooy la zone des Niayes. bu ñu ne woon la zone des Niayes devient le département. parce que tey Kër Massar mi ngi toll si 593 000 habitants. tey boo jëlee la zone des Niayes ñu ëpp ñu 2 fois plus que Kër Massar. zone des Niayes Yëmbal Nord Yëmbal Sud. Malika. ñun boo leen boole en terme de population en terme d'économie en terme de recette ñoom ñoo réew Kër Massar mais tey bu ñu jëlee Kër Massar def ko département bu mu la bett suba waa Malika génn na d'accord ñu ginnaaw suba bu mu la bett waa Yëmbal génn na d'accord ñu parce que problème ñoo mag Kër Massar. mais en terme de développement Kër Massar moo leen raw fuuf infrastructure de base yi nekk Kër Massar nekkul foofu. bu ñu jëlee en terme de population nga dañuy def Kër Massar département. c'est bien mais est-ce que am na ay infrastructure de base yi nga xam ne war na mën a jox Kër Massar dayoo département est-ce que Kër Massar préparé nañ population bi à ce département est-ce que donc. mais ak yow ni nga ko xalaatee nii est-ce que am na ñeneen ñi xalaatee nañ ko noonu comme yow ni nga ko xalaatee. effectivement parce que ñun coronavirus bi. ak respect mesures yi moo tax ba léegi déggoo waa Yëmbal yuuxu mais Yëmbal village ma leen di saluer de passage ñoom ñu ngi préparé def benn riposte par rapport ak loolu comme Macky Sall wax parce que ñun duñu nangu Kër Massar mën na nekk département mais tey ñun lu ñu gënoon mooy la zone des Niayes devient un département parce que bu ñu jàpp ni zone des Niayes respecté wuñu leen état du Sénégal non jamais état bi fi ñëw respecté wul la zone des Niayes parce que looloo koy firndeel demal Yëmbal Sud ba Kër Massar 2 voies ba léegi pareegul demal la zone des Niayes Kër Massar ba Yëmbal Sud amul benn infrastructure de base bi nga xam ne baax na fa demal nga visiter la zone des Niayes population ñu ngi dund dans une extrême promiscuité éclairage public nekk fa problème agression ba ku ñuy wax zone des Niayes ay sàcc lañ ay criminels ay agresseurs lañ alors que la zone des Niayes am na ay administrateurs de l'État am na ay personnes responsables yoo xam ne ñu ngi fi. Pape yow loolu loo si xalaat. waaw dëgg sama collègue bi. parce que ñu naan nit ku nekk rek li nga xalaat ci ngay visé ci li mën a waxtaanee. su sama nawle la ñun ñëpp benn la. ay ndaw la ndaw bu nekkee ci yoon day vision te dafa am solo li muy wax nii mais beneen bi problème Kër Massar. ak yeneen kii dafa am différent. différent bi mooy lan Thiaroye dafa am seen maire. Yëmbal am seen maire.
Malika am seen maire. muy sama papa lu baax Talla Gueye ñu dem yeneen secteurs yooyu ñu wax Yeumbeul village am seen maire mais Kër Massar xool ni mu toll 147 quartiers ñu ni benn maire la am Tafa ñu koy sànni xeet moom fuuf ñoo koy jàppale en tant que maire xam nga loolu Kër Massar moo rëy benn loxo mënu ko yor. soxna si benn lam du yëngu fukki la ma gën a wóor. te gëm naa ni comme Malika Yeumbeul Malika ñu ko pàccee noonu fu ne am sa maire bopp. du yàgg dina am ñoo xam ne dina leen satisfaire donc du nekk 100% benn am 65% fii doo gis sax 50% day gis 65 maire bi maire ku mën di jiite Kër Massar yaa fi problème en tant que situation bii lay nekkee commune. ok ku koy mën di jiite. yaa fi problème ñi xëccoo ñi dañoo xamul rek waaye 16 ba ku si toog xam ni caaxaan du ko yor te cuune du ko dëgul ku dëgul bopp du ko yor xeexkat dëgg moo mën a jiite commune bu Kër Massar. kon département boobu lu intéressé Kër Massar waa ki nga xam ne Kër Massar ngay dëkk ngay yeewoo Kër Massar. département bu la intéressé la. département nag buñ ko waxee lu caagi dañ koy dagg noonu nii dem leen la mën a àndal ba pare ñun loolu la ñuy wax ak président mu matale ko na mu ko waxee woon fii. na matalee mbir yooya ñun bu ñu demee bay politique ba dugg ci. Kër Massar département moo ñor amul leen loo xam ñor nañu ndax suñu quartier yi yéen fi ngeen dëkkee 10 jàpp zone montagne ñun ñoo am ay problème lamb sax mun ñu ko am. parce que service technique boo fal mu yaakaar ni koño moom war a leer su ma def sama ko sama waa ko mere ma. suñu chef de quartier ba mu demandé lampe ci mairie ba léegi mën naa def na 6 mois mënu gis benn pile bu ñu indi ñëw taalal ko pile bu 700 bu la ko maire bi mënu taalal. ñun suñu ndax xale mu dajul suuf. ñun yaakaar naa suñu koñ bi boo fi duggee doo fi gis lampe foo maire deful ku génn ku taalul lampe sa bundu kër maire tax defarul la lampe. merci ñun dafa leen ba suñu koñ dañoo mujj autorisé mel loolu. kër bu nekk ñu dagaan benn lampe nga taal ko ci mbedd mi ndax mën a am toute sécurité. mbaal Sëñ Tuubaa li fi nekk amul fenn te maire toog na bureau moo ko dafa nekk doy na waar police chaque instant bi ñu fay wàcc di def sécurité bi war ndax agression yeeg booy def ndax suñu noonu. neexuñu ñu ñooy seen i mag mais kuñ ci mën a dimbale dañ lay dimbale. suñu réseau bi ñu taxawal yàggul dara mais keroog ba ñu lijjante ba am quelques permis de conduire 8. dama ñëw jël ci booy 8 personnes. ñu dem defi ko dem yóbbu leen mbëbës ki yor wàllum blocage yi déposé booy yi te booy yaa yor oto bi dawal blocage bi wàcc foofu. kon loolu sant yàlla la. man maa ngi dañu toog permis te jëluma ko su ma ñëw seetlu leen ko toog. mais dañu naan boo jiitee dara ñu yaakaar teg la si daa am tax ñu teg la ca. donte xalam dajul suuf doole demewul noonu mais li ñu mën rek ci lañ demee ak ñoom bépp at boo xam nag commune Kër Massar mu ngi ci. ñu yëg ko je suis présent ci loolu ci luy développé Kër Massar. léegi yow li ma wax que Sidi sànq rek yow lan nga xalaat ci ceeb ak diwlin bi ñuy jox ñi nga xam ne ñoo nekk si inondation yi. ceeb ak diw bi benn côté. dama koy rafetlu. parce que toog xëyul foo mu am lu mu dundee. inondation dikk na dugg ci yenn kër yi ñeen dem bay aju ci kaw. bu ñu wàccee jëndi mburu moo ni génne gaal moo ni génne dem jëndi mburu kooku mënul xëy ni bàyyi njabootam mu ndaw bi ci biir kër yi mu daan ci ndox mi dee. day toog suivre këram. kooku bu ko messager 200000 dana dund ravitamin day faj ci kaw. ministre bi ñoo ngi fi Mansour Faye ba mu ñëwee li ñu njëkk a def ñoom ñëpp ñu bind leen licence bi war wax dëgg fa yàlla ñu def ko noonu war at parfait licence ñoom ñëpp ku ñu message la ku ne jot sa Orange Money ku am problème dund nga dem jënd. mais est-ce que ñëpp jot nañ. parce que man ñun def nañ keroog benn reportage ñii ne nañ jot nañ ñii ne nañ jotuñu est-ce que ñëpp jot nañ. damay d'accord ak yow. ñëpp mënuñoo jot dëgg dafa neexul. ku dee sa bàmmeel. yow doo ma ci wéet ñëpp mënuñoo jot. mais nit ñi ki ñu gis ba mën a licence ba bind la. xam na yow si yëpp di nga ko jot mais séddale nag. day gaaw léeg-léeg mu yéex. bi ñëpp ay jotandoo urgent ñu ne ko takk lépp demandoo. kon kiy calculer sax pour bilan pour xam li ñu dépassé lan la du mën a xam ne muy calculer lan la. kon ñeneen ñi jotagul tamit dañuy dundee yaakaar ci loolu nañ toog xaar comme bind na leen ba enregistré nañ leen. seen tur dina ñëw seen tur pare di nga jot incha allah. mais yow yaakaar nga ni daal ñëpp dinañ jot. yaakaar naa ni benn côté. waaw comme bind nañ leen. nañ toog xaar. mais pour ñëpp daj. loolu yar na ko mën. incha allah beneen bi may ñëw ci Pape Falla. bassin numéro 20. bii de Kër Massar. waaw ci question bii nga ma laaj ci bassin 20 bi. question bu am solo la. parce que keroog ña fa dëgg dañu ma convoqué. ma dem fa waxtaan jeunesse bi ak séeréer yi fa nekk ak kilifa yi fa nekk ñu toog ñëpp ñu waxtaan. parce que man dem naa fa ba ñu wax ma espace bi ñu demee. benn waay la nii moo koy sëkk waa ji fu mu waayoo ak waa ji fu mu jógee ba koy sëkk. lépp ci biir question bi la. ci biir loolu for naa ci yow bëy
ñi ni kooku maire ko jox këyit mais fi ko maire yemloo da ko dépassé. ok ci li ñu wax fi ko maire yemloo da ko dépassé. dégg naa ci biir loolu keroog réunion ba askan ba fa toogoon ak chef de village yi chef de quartier bi. nee na maire ñëwoon na fa. ba ni waa ji ak perte na arrêté te ba tey waa jaa ngi continuer kon bu fekkee maire bi wàllu boppam Moustapha da ci am responsabilité bu rëy. ñu jóg taxaw ci loolu en tant que maire. bañ koy fal di ko yóbbu assemblée nationale pour def ko suñu député ànd ak moom. ñaar fukki fan ak benn wàcc ci terrain bi. dafa métti woon loolu kenn fekkuñu ci. ndax li ñu bëggoon lépp luy muy ndaw toll na ñun di jeune. loolu moo ñu collaboré am moom ñu ànd liggéey en tant que jeune la am na vision bëgg na dara te bëgg na Kër Massar te fi lay yeewoo. parce que man góob maire bu yeewoo Almadi góob maire bu yeewoo Maris commune ba nga dëkk dee fa yeewoo nga mën a taxaw laaj maay maire. askanu Sénégal rek wala askanu Kër Massar gi dofuñu suñu Kër Massar dañu ko jox maire bu fi yeewoo. ki fi yeewoo di xam suñu situation di am suñuy jafe-jafe du xuusal loolu ci ndox mii bu élection jotee yow lañ jox suñu maire te ndaw ñi yeewu fi nekk ndaw ñi vigilant fi nekk bu njëkk ba ndaw ñi daawuñu voté mais tey ndaw ñi dañuy voté. foofu it jeunesse ba fa nekk maire nañ li tax ñu maire waa ji mi ngi sëkk dem nañ wax ak moom mu commencé leen jaay doole. ok jaay doole mooy lan yaa ngi wax ni ki faalewu la kon di continuer def li muy def kon doole ngi feeñ. nee na nag homme d'affaires la borom doole la ne man yooyu sentir nga ko yàlla rek moo am doole. doole suñu borom moo wax du keneen. parce que képp ku fi judd dara topp la. loo fi am dalaa dem. kon moom li muy def ne bu ko sëkkee ñun ñu ko dalee jéggi tey ba jàpp quartier Doubalès parce que quartier Doubalès attention bassin bi nekk sama koñ lay versé. ok bassin bi nekk sama koñ mi muy versé moom mooy versé bassin bi jëm nii jëm bassin vingt canalisation noonu la jaar moo jëlaat unité 10 ñëpp canal bi noonu lay jaar dem di versé foofu. kon benn espace bu ko nit ndëree sëkk ndax intérêt moom bëgg lor population day xaw a doy waar. kon loolu duñ ci interpellé kenn ku dul maire bi fi nekk ak monsieur le préfet. ñu teel a wax ci lii teel a ko réglé mu leer parce que nag baatu waxoon naa ko moo gën a xamoon naa ko. bëgg naa ñu taxaw ci waxoon nañ pour nangam ñoom arrêté doyul nit nee ko arrêté mu continuer di arrêté taxawal na ko sa mat nga jël ko. sinon bu ñu ko def population yi ma gis nee seetu woon leen ñu pare leen ci loolu te amul lu mu leen jaral. kon nag balaa ñu fay yegg dañ koy teel a arrêté moom en tant que kilifa gi mu teelee di jënti loolu. ci ba muy teel asalaam ci kàddu gi. Sidi loo xalaat ci loolu parce que tamit nga nekk benn nit liy lor askan wi nga xam ni presque ñetti bassin yëpp ak canalisation yëpp dañuy verser ci benn bassin yow nga bëgg a jël bassin boobu fàtt ko pour lan sa propre intérêt loo xam ni yow lay jariñul askan wi comme ni yow je m'en fous ci askan wi li ñuy dund ak yooyu te tey loolu noonu tey bu sottee. waxuma la inondation bi am Kër Massar fee demee fii koy raw. te imaginer fii li ko wër yëpp bari na bariwaay boo xam ne tey jii bu canal boobu fàttee ndox bi bu génnee tey ci musiba la nit ñi di dëkk. lan nga xalaat ci loolu. loolu moom dama koy ñaawlu vraiment koy ñaawlu comme ni ko sama compatriote ñaawloo parce que lu ñëpp bokk dama jàpp ni ñu koy def ñu ci def njëriñu askan wi comme que fële bassin la. bi nga xamante ne ndoxu Kër Massar yu bëri fa lay dem kon dama jàpp ni kat benn nit warul ñëw di ko aakimoo doy dem wala muy dem ba koy sëkk. mais aussi loolu soo amee war nañ questionner autorités yi ban taxaw lañ si am parce que nit kooku noonu man jàpp ma ni am na fit rek ñëw na day sëkk foofu noonu te amul autorisation amul délibération wala amul yoo xamante ne les autorités ñoo ko notifié pour mu ñëw di fa sëkk. est-ce que tamit amul lu mu signé les autorités yi fi nekk. mais nit ku nekk nit normal ak sa conscience normale nga xam ne lii bu jugee presque milliers de personnes mën nañ cee loru yow benn nit nga ni yow di nga ko yàq. mais loolu gis nañ ko est-ce que loolu nit mën na ko loolu kii na. loolu ngay wax nii loolu gis nañ ko fi ñaata yoon. Ndingler nu mu demee benn nit moo ñëw bëgg a jël place baykat yi Babacar Ngom Sedima dafa ko waa kii waa Ndingler ñoo bëgg a jël seen espace bu ñuy bayee Demba Ka EDK dafa ko waa Malika donc loolu noonu bëri na fi ñu koy def ñi nga xamante ne ay borom daraja lañ am lu ñuy bëgg a def seen intérêt bopp tax leen ñuy lor askan wi maintenant loolu su amee na askan wi pare rek parce que am loolu lu askan wi moom soo ko bëggee jël xanaa da ngay jaar seen kaw jàll. mais tey askan wi bu paree déterminé wu ni carrément que lii intérêt population bi la. jàpp naa ni kat loolu noonu kooku ki bëggoon def loolu dina dellu ginnaaw même autorités yi aussi dinañ dellu ginnaaw donc loolu lu ma siy wax rek mooy que population bi dëkk foofu nañ pare xam ni loolu seen combat la parce que bu ñu ko fàttee ñoom ñu loolu kon il est temps ñoom ñu jug si def ay démarches wax ak autorités yëpp bu ñu demee ba autorités yi déggu leen rek leneen li nga xam ne ñoom seen stratégie la ñoom ñoo koy def pour ñu dégg leen ñoom ñu def ko mais dama jàpp ni kat population yi léegi dofuñu population yi yeewu nañ xam nañ bu baax liñ moom ak li ñu moomul xam nañ bu baax lan mooy seen droit ak seen devoir kon dama jàpp ni bassin
comme son nom l'indique fi nga xamante ne ay ndox moo fay nekk ndoxu taw. jàpp naa ni kat lu gënoon rafet ñu bàyyi ko noonu mu continuer di jouer rôle bu doon jouer moo gën tey ay borom doole ñëw di ko jël di ko suul te bu paree xamul yan impact la mën a defaat ci population bi. donc yooyu yëpp war nañu si bàyyi xel bu baax a baax tax tamit suñu autorités yi gën a xam ne ñoom la nekk dëkk ak askan wi. ñoom ñoo dëkk population bi tey peuple Kër Massar tey li fi am dafa daw yaram. te soo ñëwaatee indil leen problème boobu noonu yaa ngi leen di gën a lor. kon dama jàpp ne autorités yi aussi ñoom bu ñuy joxe ay délibération ak sous-préfet yi ñëpp war nañ xool ak seen akulaay taala war nañ xool ak askan bi nga xamante ne tey ñoom ñooy souffrir. te da ngay gis problème inondation bi ñu ngi siy wax mais aussi les maires les élus locaux am nañ si part de responsabilité. parce que ñooy jël yenn zone di ko jaay ñooy jël yenn espace yoo xamante ne espace vert la wala espace boo xamante ne mën na nekk canalisation ñu jël ko jox ko borom ay nit tey yu jox problème yooyu yëpp moo tax tey ñu am ay problème espace am ay problème canalisation am ay problème fu ñu mën a def ay bassin donc loolu lu ñu koy ñaawlu di wax carrément que autorités yi nañ jàppale population boobu noonu nekk si bassin GV bi ñu mën ko ñu bañ ko sëkk. bàyyi ko mu doon jouer rôle bu doon jouer parce que rôle boobu mu doon jouer rôle bu important la parce que pour mën a dajale foofu ndoxu taw bi. ndoxu taw bi bañ a dugg si kër yi bañ a def ay dégâts. ok bu fekkente ni monsieur le maire moo ko jox monsieur le maire tamit war naa mën a wax ci lii balaa muy ëppi loxo parce que nit mën ngaa xeex te doo xeex doo xuloo mën nga def sa marche doo xeex doo xuloo te coow du jib que ñu bañ a xeex bañ cee xuloo bañ cee def lenn loo xam ne day indi ngaañ wala day gaañ benn nit wala day am indi loraangeeg askan wi. monsieur le maire nga taxaw ci loolu bu fekkente ni yow yaa ñu yor yow yaa nekk ci dëkk bi yow yaa nekk ci niveau de Kër Massar yow yaa fi nekk maire yow ak préfet ngeen taxaw ci lii wax ci mu bañ a jëm kaw ñu lijjanti ko mu kii parce que bu jubee kat du baax ci nit ñi Sidi ñu ngi lay naa Pape ñu ngi lay naan nga ñi tàggatoo. waaw am naa lu mu ci dolli tuuti. ci bassin boobu. parce que keroog ba ma waxtaanee ña fa nekk paa yi fa nekk nee nañu. képp kuy autorité ci réew mi. jot na la suñu lettre. kon ñi si kaw jot nañ ci. parce que man waxtaan moom chaque fois dama naa ne xool ci góom bi. góom boo ko xoolee mënoo ko faj. tey médecin ba la daa ko faj day ñëw xooli ba mu set nettoyer defar loolu mën a def alcool leneen. waaye nee na ma képp autorité bi nekk ci réew mi suñu leer dem na fa. kon ñoom fi ñu war a jaar yëpp jaar na fa. booba léegi nag kenn faalewu leen ñàkk faale mooy lan benn mu ngi ne ay néew doole leen ba nga mun seen kàddu jëmu kaw kon xaaral ma leen faale. te warul ay citoyen leen dañoo bokk ci réew di ay sénégalais falu Macky Sall tamit am seen i carte ba vote jotee nga voté ko fal ko kon pour maire bi fi nekk tamit di doom daanaka ci mag yi féete ak moom bi liggéey ak moom kon na taxawu ñooñu ci problème bi ñu am mu réglé leen problème bassin boobu mu arrêté waa ji loolu askan bi bëgg waa côté boobu parce que bu ko arrêté wu ñun ñëpp ñoo ci bokk yam ñu ñëpp a inondé te ndox mu defee retour ñëpp am problème parce que bassin bu fattee ndox mi mënutul ñëw sama quartier am na kër yoo xam ne boo poussé dugg ci biir dex bi kon ndox mi ñoom ñoo seen kër ndox mi dina ko nam kon loolu it avant mu teel cee bàyyi xel tamit parce que boo ma boros ko ci mu teel a taxaw ci loolu en tant que frère en tant que grand di jënti loolu affaire mën a féeti boor kon loolu maa ngi ko ci ñaan baax di rafetlu tamit yéen seen site bi macha allah ñu ngeen koy déroulé am na solo parce que lii naan ñu bokki teen ñu loxo ay goj te yàlla def na dañoo dëkk waaye bu rafet ñu ñëpp di benn kon lépp loo ñuy def di ndaw rek képp ku ko xamit dañ doon appuyer parce que luy doo ko door la te mën na doon lu ne bu subaa Sénégalais tàmbali nga xam nga école bi kon nekk leen ci gën góorgóorlu incha allah baax a baax li ngeen yi soon ci kanam yëpp doon ay ngëneel incha allah merci beaucoup Sidi waaw di leen sant di leen gërëm rek di wax ni carrément kontaan nañ vraiment si émission bi te aussi question yi nekk na question yu pertinente parce que question actualité la yu laal la banlieue en général plus particulièrement Kër Massar ak Yeumbeul donc di la sant bu baax di gërëm waa Sen Stream TV di leen wax ni gën leen yokku rek incha allah lépp dina baax donc léegi li may lancé benn message la rek à l'endroit des sinistrés di wax ni kat ñun ñu ngi naqarloog ñoom inondation bi nga xam te ne ñu ngi koy dund te aussi di leen wax ni carrément que comme nguur gi lu ma waxoon ba léegi gisaguñ plan Orsec gisaguñ lu bëri mouvement yi nekk si koñ yi organisation yi nekk si quartier yi nañ jéem a jàppale sinistré yi parce que dëgg si ndox dafa metti dëgg si ndox dafa metti te population yi ba léegi ñu si ndox yi kon boobu autorités yi nañ lañ njëkk a yuuxu donc seen promesse ba léegi defaguñ ko dama jàpp ni kat kon quartier yi ñu nekk à la base population yi association yi mouvement yi nañ jéem a xool ñu jàppale ñooñu nekk si ndox bi parce que tey jii ñooñu soxla nañ ko leen jàppale ñooñu noonu soxla nañ leneen lu dul ay départementalisation donc nañ leen gëstu nañ leen jàppale génne leen si ndox bi ut fa leen recaser donc di leen sant di leen gërëm di gërëm sama ndaataango bu baax parfois merci beaucoup
bon di leen sant di leen gërëm lii la woon seen émission xew-xew di occasionné aussi ñaw bi ma sol tey sama benn góor a ma ko ñawal muy Pamar ca Caaroy moo ma ko ñawal tey ne ma tey du ma def leen lu dul ñawal la nga sol kon macha allah Pamar maa lay sant di la gërëm lii moo fi lu leen fi indi woon tey ci kaw ci table bi di xew-xew nag bu ngeen ko déggee mooy lépp yamuñu fii nag am na leneen luy ñëw dañ leen di naan à suivre rek ba beneen yoon te di bu leen fàttali di abonné ci chaîne bi dem leen ci YouTube bi ngeen tàppe Sénégal Streaming TV bu ngeen duggee rek bu ngeen ko tàppee du ngeen am information yi ngeen bëgg a jot lépp a ngi fa di leen sant di leen gërëm di leen ziar te di leen nuyu yéen ñëpp merci.